kay moom wàllum diineeg yooyu noonu mënu faa dox république mooy taxaw. donc comme que Sénégal moom république diine la. comme que république diine la. ah diine ñan la. ah diine république. l'islam am chrétianisme juif. judéanisme léegi république diine la. ah république kay mosul doon diine nag kii. du ay idéologie la république. dañu am ay idéologie yu ñu doxal ak ay ngëm-ngëm yu ñu am. diine tamit noonu rek la ko amee. laïcité dafa ñëw pour xeex diine loolu mooy laïcité du leneen. Sénégal du réewum lay réewum ngëm-ngëm la réewum diine la. dañoo ñëw nag ci suñuy mbirum këyit. administration peut-être la république elle est laïque mais les sénégalais ñoom gëmun laïcité boobu ba loolu boo waxee mun naa si ànd ak yow. moo tax ma ne la réew mi du réewum laïque 95% ay musulmans kenn ku ci gëm laïque doo nekk te jullit laa la wax. laïque xanaa ku ko xamul. mais laïque mooy loo xam ne nañ génne yàlla ci suñu dund point du leneen dañ ñaan na nga dund li nga ba gëm du dool loolu de. laïcité dana juif bi amoo fi baat l'islam amoo fi baat christianisme amoo fi baat. léegi lépp lu yàlla digle woon nañ ko jël sànni ca àll ba. lu mu tere woon nit ñi def leen lu leen neex bu leen diine tënkati loolu kese moom mooy laïcité. loolu nag dañu war dafa bokk ci suñ combat laïcité ñu xeex ko mu jóge fi. ndax du lu baax ci société. léegi gis nga luñ nar a indi rek ba tudd l'islam ñu ne non attention nag da ngeen di xam ne réew mi du réewum laïcité. luy problème mu l'islam bu àttee. kan mooy loolu mais comme que xulle neen kay ba tubaab bi ndax ñu imposé ñu lii nga xam ne mooy laïcité donc. bu ñu xullee bañ imposé nañ ko nañ xaale ba dindi ko fi rek. nañ xaale ba dindi ko fi. oustaz tolluwaayum politique fii ci Sénégal ban jàngat nga ci def parce que gis neen coow yu bëri na lool élection locale yi nga xam ne jàpp neen ko gis neen ci côté pouvoir bi ak côté opposition bi sax mun nañu wax ne yeewi askan bi bëri na ay coow nit ñaa ngi génn ñi ñu ngi dugg ku mel ni comme Serigne Mansour Sy Djamil rejoindre leen li nga xam ne mooy coalition yeewi askan bi donc boo doon def benn analyse globale ci politique fu mu toll nii nu muy doxee des deux côtés ban lecture nga ciy def. di wax politiciens yi la nañ sincère. nañ sincère. seen digganteeg seen borom. te xam ne amaana lu fort la mooy kóolute. dafa fort. yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dana képp ku jiite fukki nit. ba lu ko ëpp yomal xiyaam boo dekkee dañ lay monati dañ lay takk. 10 personnes ba lu ko ëpp. nee na boo leen jiitee yamu rek ci politicien ba de. même ça au sein de la famille. Sénégal set gii lu mat fukki nit ñi ngi fi yaa leen jiite yomal xiyam boo ñëwee dañ lay yeew. duñ lay yeewi lu dul àtte nañ la ba gis ne na nga leen jiite woon jaar na yoon. lu ko mooy noonu ñu la yeewee noonu la ñuy continuer yeew la nga dem safara. kon de jiite moom doy na wax. politiciens yi liñ bëgg a luñ bëgg a baaxul. gënul si ñoom. mooy bëgg a jiite. réew mu mel ne Sénégal ku ñëw slogan yooyu dañ ñu ko yàgg a naxee. ay yeewi askan wi. yeewi askan wi. ay Benno Bokk Yaakaar. Benno Bokk Yaakaar. taxawu Sénégal nangam. du discours yi. du wax ju sew ji mais ceeb bu sew bi la. tout à fait. tey ka ñëw def discours ba nga ne mooy waaja. kii de moom ku ko jox réew mi mu doxal ko. moom ngay fal ñaari at dégg ne benn militant jënd na këru 500 millions. fan la jëlee xaalis bi kooku ko jox. Sénégal koo dégg ñu ne milliardaire la rek. politicien la. budul ña commerce ña góorgóorlu ba yàlla may leen ko politicien la. te ñooña nekk commerce ak góorgóorlu laataa ñu koy doon seen ndoxum mbakkan xaw naa génn. pourquoi suñuy politiciens yëpp gu toll ni ku ci gis mu am nangami kër nangami oto nangami compte. te du ko nëbbu population bi sax. loolu ça pose vraiment problème ëlbatikuwaat ñooy ñëwaat ci askan bi naan leen seeni jafe-jafe ñun ñoo leen koy teggil. yooyu moo tax ma ne nañu honnête nañu sellal seen digganteeg seen borom. te xam ne. est-ce que suñu borom xam na li ñu denc de. est-ce que pàccoo boobu nga xam ne dañ ko seetlu ci langue politique bi moo tax fu mu toll nii mouvement yi bees yi di juddu chaque jour Sénégal pour suqaliku pour bokk aussi ci lekk bi gis neen la dame la Fouta Tampi ba mu yëkkatee Fouta Tampi gis nga gars yi fu ñu jaar ak moom. bu fekkee mbiri nii muy doxee soppeekuwul. voilà. yooyu dafay gën a bari. te musiba lay gën a jóg. mooy politique. avec ruse. ku nekk politicien rek ruse. te mbir yi warutoon a tëddee noonu de te dafa war a changer nii mu tëddee nii warul a continuer. en tout cas c'est difficile pour la population moom.
ni mu tëddee wallahi warul a continuer politiciens yi ñu war a ragal yàlla la gis nga kuñ ci takk armée yi xam nga soo diwul seen bërëb bii armée li Yoff yi kuñ ci takk ba nga dëgër ñu sàng la nga li ngay wax ba dugal la ci biir kawe na kawe goo xam ne te suñu classe gi ñu jàngee Jules Ferry yi comme ni nga ko waxee li ngay wax ni gëmuñ ko de danaan oustaz mii nii waare yi ku dee pare nañ ci loolu mooy problème bi en fait waaw léegi nag ku ko gëmul ba dugg biir bàmmeel fa la musiba yi nekk ndeysaan ku ko gëmul ba dugg biir bàmmeel fa la musiba yi nekk mais li ñu war a bàyyi xel waxuma bàmmeel ñëwagul de mais gis nga képp ku lekk alalu askan bi dootoo féexati ndeysaan tey gars yi sàcc yëpp koo ci dajal bu la waxul boppam dana la wax ne amatul bànneexu dund ak milliards yu bari yi mu yor yëpp loolu mooy musiba gi da nga gis koo xam ne clim baa ngi tàkk mënu la sedd ba léegi mi ngi yëg tàngoor ci yaramam te clim bi yegg na ci dayo fa mu war a seddalee soxnaam sonn na lool ci lekk gu neex gum ko tegal mais neexatul ci moom mi ngi denc ci milliards ci kontam mais sentiratu ko doomam yaa ngi nii wër ko mais kontaanatul ci kenn li ko indil bokk na ci riba ak lekk alal ju xaraam gis nga alalu baykat bële ca àll bu xonq ba ku ko lekk tàngoor wa nga xam ne moom lay dund dana dugg ci sa yaram te du ci génnati ba mukk tëgg bële ca mbaar mu tàng ma ku lekk ñaqam woowu noonu li dana dugg sa yaram te du ci génnati ba mukk te gis nga yooyu ngay lekkantu di ko jox sa njaboot ñu koy lekk kañ la gor nañ dooni gor sax bu dul dara gor rek war na jomb xale bi nga xam ne amagul bàkkaar xamagul dara nga koy dundalee lu xaraam di ko dundalee alalu ay miskin ay jirim ay tali yu ñu waroon a defar hôpital yu ñu waroon a tabax école yu ñu waroon a tabax nga jël alal jooju noonu la denc ko ci sa compte di ko dundalee sa njaboot ñi nga xam ne amaguñu bàkkaar àq boobu nga gàddul ko sa njaboot plus ñi nga ko gàddul yooyu bu dajaloo ci yaram nit ka dootul amati bànneexu dund dana dund gu xat ci àdduna xolam du féexati mukk xelam du dalati mukk macha allah ñu ci bëri ñu sàcc alalu askan wi noonu xel mu ñàkk dal la ñuy dundee ba ñuy dugg biir bàmmeel te lay ñëw yomal xiyaam ñu naan gëm xam nga da nga tëb état ba est-ce que gars yi gëm nañ loolu ma jox la bi nga xam ne moom dafa teew képp ku lekk alalu askan kum ci mënti bu la ko waxee bu la ko waxul du amati bànneexu dund mën nga ko gis nag ñee ko oto bi muy dawal ak kër gi mais xel mi c'est fini dootul dalati conscience am dee na ndax fu mu tëddee conscience am ne ko attention de xaalis bi nga denc moomoo ko loolu de ñi nga xam ne ñooy jiite réew mi wax nañ ci bàyyi xel bu baax mu nekk ay kàddu yu am solo oustaz ñu jeexalee ak benn poñ boo xam ne aussi soxal na la parce que yaa ngi bokk ci ànd sàmm jikko yi bokk aussi ci lépp rek loo xam ne ñeel na ay valeur rawatina fii diine islam ñu gis ne am na débat bu yëkkatu fii Sénégal ONG Jamra ak ñenn ci ay féministes ñu ngi am benn divergence d'opinion bu doy waar ci diggante li nga xam ne mooy criminaliser avortement ci li nga xam ne mooy inceste wala viol mu am benn protocole boo xam ne nag dañ ko voté woon foofu la ci Mobutu ban lecture nga ciy def. dafa am protocole bu ñu voté woon ci Madinatul Munawwara boobu moo jiitu bu Maputo boobu lañ war a gën a respecté que bu Maputo. Maputo waaw. loolu laay wax ci bu Maputo bi soog di ñëw ci sa laaj. avortement médicalisé problème mu ñan la maanaam ñan ci Sénégal ñoo dem ba gis ne dañoo soxla avortement médicalisé. ndax jigéen ña ca Fuuta la ndax jigéen ña ca Bawol la. mais ça concerne toutes les femmes quand même prof oustaz parce que wàllum inceste même sax ñun xam nañ suñ société yi nu muy doxee kersa beeg nëppal beeg nu ñuy maslaa yeeg yooyu xam neen kër yi des fois ay mbir yu doy waar aussi. yow yàgg nga ci média la yow yàgg nga ci média. waaw 2009 ba léegi yaa ngi ci média. mas nga gis inceste ku ko dund. mais comme mu la ko waxee. question la rek pour ñu jàll. non mos naa gis ku ko dund. ay cas yu bëri oustaz. ku dund inceste franchement. te yow mii xam naa ni sax gis nga ko. mosuma ko gis man franchement mosuma ko gis. waaw peut moo tax. ma la yow mos nga ko gis rek pour Sénégalais pour ñi lay seetaan. mos nga ko gis ay yoon
moo tax ma ne la suñu société yi nu mu tëddee aussi ki nga ko gis nu mu ko dundee non oustaz man maay laaj non dafa am lu ma fu ma jëm question bi dafa simple ki ko dund nu mu ko dundee oustaz man maay laaj oustaz inceste c'est une réalité au Sénégal wàllum viol réalité la au Sénégal buñ ko tënkee na ci l'islam mun nañ ci am benn gis-gis boo xam ne léegi ma jàpp ne yow mos nga gis inceste man mosuma ko gis man nga jël sa micro Sénégal 7 génn dajeeg junniy sénégalais mosuñ ko gis waaw parce que dañ koy nuppal ci kër yi déedéet c'est là où se trouve le problème déedéet koo ci dajal ci junniy sénégalais day sincère ne la wax dëgg dama koy dégg mosuma ko gis boo jëloon 2000 ba 2021 mënoo dajale ñaar fukki kaawu inceste oustaz man ci ñi nga xam ne ñoo koy wax moom dama lay béggee gaa mais côté boobu du ma ci d'accord yow wàllum inceste papa bu tëddee doom wala nijaay bu tëddee jarbaat loolu moom c'est une réalité dans nos sociétés dama ne bu ko tëddee doom laa wax de doom ji ñu wax dañ ko war a yàq ndax da nga mës a gis jigéen ju ëmb ne sama papa ma ëmbal wallaay lonsi moi je l'ai vu ñaata cas ñaari cas su ma fenut ba nga dee yow ba léegi ñaari cas nga ci mës a gis ñaari cas yooyu kooku moo am fit wax mais ñaata jigéen ñoo nekk ci situation boobu aussi ñu noppi d'accord voilà léegi gannaaw bi cas bi amee nu ñu war a def léegi ndax cas bi mu amee dañoo war a rey xale bi wala déet foofu la problème bi nekk non man loolu moom aw ma sur ma ci yow waa kay wax débat bi nag foofu la nekk non loolu moom mooy léegi ñoom dañu jël benn cas isolé boo xam ne 0,% la ci société ñu koy defee seen campagne mais waxuñu dëgg inceste taxu leen a jóg viol taxu leen a jóg lan moo leen tax a jóg ok mooy jigéen dem ba am liberté ci boppam ba ëmb bu ko neexul mu ëmb ko dem ñu dindil leen ko mais oustaz doguma la sax mais si fii si Sénégal ñu bëgg ko ñu bañ ko jigéen ñu ngi dem di yàq seen ay ëmb si seen liberté bopp Sénégal 50 000 femmes yoo xam ne chaque année ñu ngi yàq seen biir te du ay inceste donc est-ce que mënuñoo wax inceste bi bi mu ko analyser de manière froide dafay ñëw rek pour rek xettali jigéen yi nga xam ne ñoo nekk ci situation bi sa papa def la inceste wala sa nijaay wala ñu violé la déedéet problème bi Sénégal du problème mu Sénégal li nga wax léegi ñu bëgg ko ñu bañ ko mi ngi fi dorog ñu bëgg ko ñu bañ ko am na ñuy dem di jël dorog ci suuf di ko jël mais c'est interdit ñu bëgg ko ñu bañ ko am na ñuy yàqi ëmb mais c'est interdit boobu ñu ko interdit lañ bëgg ñu maintenir ko ñoom globalisé wuñ de dañoo am ay cas yooyu ñu wax laa ne du dëgg ndax ñun nag nekkuñ nit ñuy nelaw dañoo am ay document inceste maanaam programme mu avortement médicalisé mais du Sénégal la juddoo terme bi Sénégal juddoo wu fi du dañoo toog rek gis na jigéenu Sénégal dañoo am problème ba tax na ñu indi benn terme mu tudd avortement médicalisé mais fan la baat bi jógee loolu nag dalay may nga dem gëstu ji ci arrière ci biti dellul États-Unis nga xam ne nii ñu gën a avancé ci avortement médicalisé foofu la docteur Natison la xaw ma def na 75 000 avortements 75 000 avortements def na ko dem ba taxawaloon ay clinique am partout di defal jigéen ñi avortement mais kooku moo dem ba tuub gis ne moom ndekete ñu bari ñu doon defal avortement teg na nekkuñu ay bakkan ndekete moom ay bakkan la doon rey mu tuub génn ci ne léegi moom lépp loo xam ne mos na koo gañee ne alal ci mbirum avortement dana ko jël defaat ko ay campagne sensibiliser nit ñi pour ñu arrêter avortement médicalisé docteur Natison aux États-Unis mais États-Unis xam nga départ bi lu ñu waxoon mooy li féministe sénégalais yi di wax mooy non mbir mi concerné wul ñëpp kenn dong lañ bëgg ñu may ko mu am possibilité mën a def avortement mooy ki nga xam ne nii inceste la bàyyi ji yegg ci moom wala viol la ñu xeex ba am loolu mais bi ñu amee loolu dañoo jàll te ñii bu ñu amee lii dañuy jàll bi ñu amee loolu jigéen ñi tàmbali di dem di fréquenter ci milieu yu mel noonu di présenté wu comme ku ñu violé mais jamono ba doon Abdoulaye Wade di ma ñëw rek ma daaneel fi ma toll nii yéen oustaz foo leen nekkoon ma daaneel fi ma toll parce que signé neen ba pare de loolu moom mënutul ma daaneel fi ma toll loolu ñu signé dëppoowul ak suñu constitution moo tax jàllul loolu danaa ci ñëw mais bi lu mel noonu amee jigéen ñi ñëw doon présenté wu comme ku ñu violé ku dund inceste dafa dem moom yàgg association féministe yeeg gaa yëpp jugaat ne non léegi sax nekkatul yoon nit ki ñëw ne dama bëgg avortement nga koy laaj naan ko viol la wala inceste la tout à fait
ñu xeexaat ba léegi ñu am liberté totale ba nit ki bu ëmbee ëmb bu ko neexul dem ñu dindil ko. mais foofu lañ jëm ak Sénégal te duñ ko nangu. xam nga am na loo xam ne bu ñëwee di ko wax ku xamul li xew ci biti mën nañ ko naxee non pourtant wax nañ dëgg inceste moom rafetul viol moom dañoo war a may nit ki te moom yëgul li xew day nelaw. mais ki xam ne moom discours bi muy tenir. moom lañ doon tenir ci États-Unis mais ña ko doon tenir après. yor naa document féministe yi lu mat 12 pages. mais seen programme bi ci biir dañ ko bind noir et blanc. wax ne dem xeex ba yegg foo xam ne bépp ëmb boo xam ne nii non désiré lañ koy wax xaw ma. ëmb bi nga am droit dem ñu dindi la ko. gis nga loi bi bés bu jàllee. jigéen dana fi nekk ci néegu sëyam. sëy ak góor ci farata ak sunna. mu ëmb. am problème ak ku góor ki. ne kii bëgguma am ak moom doom. dem ñu dindil ko jigéen yan ko fii def de. nañ ko def te xamuñ ko ñun suñu yoon li ñuy def te xamuñu ko. bu ñu kenn wax ñu ngi koy def. mais mu nekk loi mooy suñu problème. kuy def loo xam ne nit ñaa ngi tux yàmba clandestinement. nit ñaa ngi mais protocole boobu xanaa da ngeen ko nar a attaqué. protocole ban. Maputo bi. déggu ma ne protocole mën na si mën a war a ba lañ yor ñun suñu protocole bi moo attaqué bi moo tax ñun duñ faale bii. suñu constitution réew li mu tëral loolu la ñuy maintenir sax ñun. constitution bi moo tere avortement. léegi ñoom ñu bind ñu taxaw ci ne non nañ ko dindi. te bi constitution bi moo wax la. li mu tëral la l'islam nangu. mais après si le protocole bi ñëw oustaz loolu aussi. xam naa débat à suivre lay protocole yi ñu ratifié ca biti ca àll xaj ya lañ koy jël sànni ko ndax ca àll kuti ya lañ ko jëlee fa lañ koy sànni. su fekkee léegi luñ jëlee protocole ci maanaam mbalit mu ñu xëppal dañoo war a accepter mbalit bi pour lan. léegi yow nekk nga sa kër balee ko ba mu set nga ne non attention xëppal nañ la mbalit. léegi noo war a def mbalit mi. da nga war a toog ne mbalit la dama koy bàyyi sama kër gi ndax dañ ko fee xëpp. da ngay buub mbalit ma sànni ca àll ba. mëppatoog ma paatee ci yam. seen protocole ca àll kuti ya ak féministes yi leen di jàppale ci te ñu dem sëyi loolu mooy seen farata. féministes yi nañ sëyi te am doom loolu mooy seen farata. non li nekk fi naan avortement médical moom dafa war a sëyee war a warta sëy loolu moom c'est sa vie privée oustaz bàyyi tooñ. oustaz ñoom li ñuy dugg tamit vie privée nit ñi la nañ bàyyi nit ñi ñu wasin am doom ka ñu nekk fi naan ay viol ak kii inceste ku dund inceste boo amee doom mais on est dans un monde libre oustaz jigéen ñi elles sont libres sëyi wala am doom wala ñàkk am doom. bàyyi leen seen monde bi Sénégal du dëkk libre yooyu ngeen def du dëkk libre. dëkku diine la diine yaxsabu l-insaanu an yutraka sudaa la ñu yàlla wax doomu aadama duñ ko bàyyi mu libre. oui ñun daal ñun jigéen ñi doo leen ñu tënk da ngeen ñu fa loolu débat. l'islam moo leen tënkunu. ñun ñëpp la tënk tinkiwul kenn. ay fii ku bëgg ñu tinki la góor yi ñooy buur de Sénégal bii yéen ay buur ngeen. kilifa lañ Oustaz Makhtar Sarr jërëjëf man mbégte ak bànneex lay am sa chaque fois bu ma lay dalal waxtaan bi dafay neex am solo bu baax yal na la yàlla sàmm aar la. merci beaucoup merci aux internautes yéen ñoo topp duñu suivre suñu différentes plateformes yi page Facebook bi ak si YouTube bi on se donne rendez-vous